safoo bernde ñu àndaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indi li ñuy wax fataaya gis ngeen def nañ fi façon bu nekk mais tey dañuy indi rek régulier fataaya nga xamante ni du ñu def rek lu du ànd ak yéen daal di koy defar donc mu nekk fataaya boo xam ne c'est fait à base de viande hachée ku nekk rek bu la neex donc sans plus tarder lii nag moo siy dem dinañ soxla farine ngeen gis ko nii ma daal di amoon aussi lait en poudre tuuti rek ma def ko donc lait en poudre bi c'est optionnel ku ko bëggul mun nga ko bañ a def ma am fi aussi sama soble ak oignon vert bu ma jël dëbb ko dagg ko du moins ma am fi aussi levure kii bi chimique bi moo nekk nii ma yor fi aussi nokkos boo xam ne dama ko defaroon donc lan moo si nekk kaani soble ak persil ak aussi tuuti oignon vert ak tuuti poivron moom laa def fii donc ma yore nen ak suñu épice ak diwlin donc gisu leen benn yoon ma utiliser beurre bi parce que def naa si meew donc affaire bi damay bañ mu riche yu ëpp yooyu noonu donc duñu def rek lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah voilà gis ngeen dañuy daal di ñëw def suñu pâte bi gis nga ma daal di def farine bi ak meew bi rek laay defandoo incha allah bismillah ku nekk rek yow yaa xool quantité bi ngay defar man damay defar farine bu bari après ma denc ko su desee pour beneen yoon su may defar fataaya du ma xóoyal du ma def dara donc ma daal di def aussi kii bi levure bi mu ngi nii donc voilà ñu def aussi sel ñu def assez libéralement pour pâte bi tamit xaw a am goût daal ku mu neex nga def say oignon en poudre ak ail en poudre ak yooyu mais man dama koy def rek pâte bu classique donc mu ngi nii léegi ma daal di jël voilà nen bi def si aussi am nga option bañ a def nen loolu tamit beneen option la donc ñetti rek laa siy def comme ça suñu diw bi du nekk di fuur ak yooyu bu ñuy saaf ak yooyu donc su ma defee ñetti nen baax na après damay jël ndox bu ndugg aussi moom laa koy xóoyalee loolu lu muy def mooy day tax pâte bi suñ koy dër du nekk di dellu yu metti yooyu noonu donc dañuy dër rek daal di dem léegi ñu daal di ñëw bismillah voilà ñu daal di commencer def suñu ndox bismillah donc benn kopp rek laay def pour le moment ba ma xool après nu muy tëddee bu jaree ma dolli yaakaar naa ne dina baax voilà ñu daal di si def tuuti diw wala beurre wala ku ne rek nga xool lan nga si bëgg a ajouter bismillah voilà ngeen gis ni li ma def lu tollook ñetti kuddu yu mag la moom laa def si diw donc nii laa koy def pétrir ko bu baax ba mu kii ba pâte bi pare après ñu wan leen incha allah voilà gis ngeen fi mu nekk nii li ñuy ñëw defar mooy dañuy daal di jublu rek defar suñu viande hachée bi nga xam ne moom la ñuy enfourrer si biir moom la ñuy farcer fataaya yi donc man li ma doon wax sànq moo nekkoon ku nekk viande hachée bi la neex man viande hachée bu dend laa jël utiliser ko ki nga xam ne bu yàpp la am wala bu ginaar mun na utiliser boobu wala bu yàpp nag wala bu xar boo si am rek man tey jii dend laa yore donc ma daal di koy jël toujours rek dañuy tojate affaire yi ba nga xam ni duñu am ay donj yu rëy gis nga nii rek lañ koy def léegi nag ma yokk sama gaz parce que bugguma woon mu njëkk ma gis nga bu ngeen di xool defuma ci diw nii rien parce que dama ko bëgg a dooleer le plus rapidement possible te dama gis ni yàpp dend dafa am tendance di am ndox daal contenu ndox bi mu am dafa bari moo tax may def toujours nii
dooreel ko ba pare avant ma siy def diw wala benn assaisonnement incha allah. Su fekkee dafa teel a doore te ma yàkkamti mun naa xent ndox bi bu ko defee du ma yàq assaisonnement. Donc bu ma ko xentee daal di def, mais tey jii dama koy bàyyi nii taf mu mu pare incha allah. Voilà, gis ngeen léegi fi mu nekk nii gis nga ba léegi def ma si diw wala lenn, moom li si nekk rek comme matière grasse moo nekk nii. Donc damay daal di ñëw def suñu soble. Oignon vert bi mun naa xaar ba si kanam, damay def tuuti léegi am lu ma réservé pour buñ demee ba togg ba pare ma daal di koy teg si kawam noonu pour mu jox ko tuuti fraîcheur. Fataaya moom defe naa ku nekk rek yow yaay xool sa façon bi ngay def. Am na ñuy def tamaate, tey moom duma def bu am tamaate, bu am moutarde laay def. Donc am na ñuy def ay comme kii rek comme genre pastel, mais tey jii moom bu simple nii laa koy defee, simplal ko. Mélange d'épices, daal di jël tuuti poivre noir ñu def si. Boobu ba léegi def ma si woon len. Tuuti sel un peu rek. Ma daal di jël, gis nga suñu nokkos bi ñu dëbboon ma def ko. Donc nokkos bi moom c'est optionnel wax dëgg yàlla. Man moom daf ma si neex moo tax daf koy jox beneen saveur daal. Parce que booy xool même si pastel dañ koy def aussi. Gis nga herbe yi ñoo si ëpp moo tax sax mu jox ko couleur bu verte bi nii. Parce que dafay yokk fraîcheur et puis dafay neexal sa kii bi farce bi si boppam. Gis nga ku amoon sa ay poivron bu jaune bu rouge bu orange mooy couleur arc-en-ciel nga def ko si dafay rafet ba bëgg a dee aussi. Mais tey jii moom lii moo fi ne. Gis nga tuuti diw rek laa siy def tuuti rek. Gis nga ni jeex na tàkk, lii mooy nekk diw bi may utiliser. Ma daal di ñëw def tuuti moutarde. Donc moutarde bi moom c'est optionnel. Voilà, gis ngeen fi mu nekk nii dañu jël suñu kii bi island bi turn ko en plan de travail. Fi mu nekk nii daal di jël kii bi dërukaay quoi. Donc dama dër pat bi yëpp fi mu nekk nii moom laa jël dër ko. Donc bi ma koy jël bu ngeen xoolee disque yi tolloowuñu, dama ko c'est fait exprès. Donc dama jël ku nekk rek li nga am, man kubéeru kii sama levure bi moom laa jël, levure chimique bi moom laa jël parce que dafa mag tuuti. Ma jëlaat amoon fi beneen pot boo xam ne kubéer bi mu ngi nii bu yem la, donc ma jël bu yem bi ak bu mag bi ñoom ñoo nekk nii daal. Donc ñaari variété laay defar moo tax daal ma choisir loolu. Donc fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw rek commencer defar yëf yi. Léegi bii nii bu ndaw bi li tax ma def ko mooy gis ngeen fi mu nekk nii li ma yore fii. Li ma yore fii moom la ñuy nalee limon. Donc da ngay jël nii rek gis nga teg sa citron, suñ ma munee defaral xaaral ma wàññi lumière bi ngeen mun a gis bu baax. Voilà, gis nga mooy nalukaay limon yi boo ko tegee soit mu nekk bii bu électrique la, beneen bi sax moo gën a neex a def fuuf parce que boobu amul pax nii si diggante bi. Léegi ma daal di jël mbuus def ko si, loolu c'est juste que pour nettoyage bi mën a yomb, mais aussi pat bi du coller tamit si biir. Donc loolu daf lay jox beneen forme encore incha allah. Léegi li may def mooy damay jël, gis nga xaaral ma def nii, jël pat bi dindi ko li ma soxlawul, def ko bul daal di koy teg fenn nga xam ne du wow. Voilà, gis nga dama jël disque bu ndaw bi ma daal di koy jël teg ko nii. Donc boobu dama siy def tuuti fataaya ndawal gi, gis nga tuuti rek laa si soxla, bugguma ko feesal dell. Léegi ma daal di koy jël def ko comme maanaam paquet daal, gis nga fexe ba nga xam ni day nekk genre boule si biir, lépp muuru fa, gis nga nii. Voilà. Gis nga ma mel ni kuy defar dumpling, gis nga nu mu def nii lépp muuru na ci biir. Léegi ma daal di koy xaw a tàppal nii rek tuuti pour mu tëju. Ma daal di koy jël dugal ko, gis nga si kii bi fi ñuy nalee citron bi.
gis nga comme nii pour ma rassurer comme nii pour ma rassurer damay jël tuuti ndox def ko daal di ko si tëj bu baax nga xam ni léppay tëju du am dara lu rëcc loxo rek xam nga teg ko si digg bi pour mu leer ma ne dina tëju normalement avant ma koy tëj sax laa waroon def loolu gis nga fu mu nekk nii bu la neexee nga saafee ko nii wala nga bàyyi ko def nu la neex man dama koy dugal fii gis nga si biir nii su ma ko si dugalee ma daal di koy presser légèrement ndax mu gaaw ma gaaw jóge fi gis nga forme bu mu ñu jox comme ay cookies rek comme ay cookies nii donc nii rek la ñuy continuer yu ndaw yi ba ñu pare wan leen gis nga dama mujj dindi mbuus bi pour mu mën a gaaw parce que kii bi du woon feeñ bu baax quoi design bi du woon feeñ bu baax donc da ngay teg rek presser ko ci suuf fexe ba lépp tëju gis nga complètement nga presser bu baax dindi donc nii la ñuy continuer ba ñu pare incha allah après ñu def yu mag yi nga xam ni dañ koy def lu simple rek aussi léegi ñu wan leen suñu beneen bi boobu moom c'est assez facile quand même donc yëf yi dañuy gaawantu su fekkee ni gis nga ni yaa ngi xaw a yéex rek je vous conseille nga muur ko ak mbuus comme ça du waw du def dara gis nga bi mooy bu mag bi donc moom aussi même concept bi la ñuy def daal di jël ndox awale ko ci pourtour yi gis nga ndox wala jaune kii nen bu ñu batti ak yooyu mais man je trouve que ni ndox bi baax na bismillah su ma defee nii li mooy suñu fataaya comme niñ ko xamee rek boo paree gis nga daal di jël sa fourchette def ci mais man tey du ma def fourchette incha allah damay mel ni ku koy létt gis nga su ma defee nii rabattre ci kawam nii bës jël buub bi tegaat ko ci kawam bës donc noonu laay continuer ba mu jeex gis nga ma bës jëlaat bës bi c'est pour mu tëj ko carrément léegi nag bu fekkee lii liggéey bu bari la moom mun nga jël sa fourchette rek def comme niñ ko xamee gis nga bës tourner xëccaat su ma ñëwee ba ci fin bi ma tourner su la neexee nga bàyyi ko nii mais pour lu gën a wóor dama koy tourner daal di koy bës ci ginnaaw nii donc bàyyi mu am cat bu nekk nii gis nga nii rek la ñuy def daal di koy teg fenn moom tamit ñu teg donc noonu la ñuy continuer bu ñu paree après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañoo defar suñu yenn yi ma leen koy war nii mu nekk loo xamante ni dafay fàttali ñëpp lu ñuy wax fataaya complet au Sénégal donc moom laay defar nii nga gis ma jël plat bu mag daal di koy dagg bu mag donc fataaya complet moom ci boppam reer la donc benn bii rek doy na reer ci boppam léegi nag ku nekk yow yaa xool noo koy tëjee dama leen di wan ñaari façon yi nga xam ni moom lañ ko tàmm di gisee donc benn bi dama koy def comme genre tëju samosa muy sambusa beneen bi mu nekk tëju fataaya normal nii rek après ñu wan leen gis nga nii rek lañ koy def voilà bu ñu peesee fii gis nga ma daal di jël beneen côté bi gis nga mu nekk nii nga pincé xam nga dama def ci rebord yi ndox toujours pour mu leer ma ni lépp dina tëju incha allah donc gis nga mu ngi nii buñ defee nii am suñu triangle donc nii dañ koy tëjee rek bu ko defee suñ ko saafee après dañuy daal di lelli ci kaw nii def ci loo ci bëgg a def gis nga mi ngi nii voilà donc gis nga nii rek lay mel pare na léegi beneen bi ñu jël ko def ko comme ni ñu baaxoo xamee rek fataaya ci boppam ma jëla ci ndox gis nga def ci rebord yi nii donc gis nga sànq li ñu jëloon noonu rek bi ñu daggee kii cercle yu ndaw yi li desoon moom la ñu jël reconstituer waat ko mu jox ñu kii bi ñu dëraat ko mu jox ñu pat bi yi ñu am nii donc même chose laay def ak liy des nii dama koy dajale waat yépp après gis nga
reconstituer waat lépp incha allah ñu fexe ba mu tëju daal gis nga ma jël sama fourchette lii mooy li ma leen waxoon sànq rek ñu def comme ni ñuy defee fataaye rek gis nga nii rek lañ koy jël daal di koy dem lakk bu ñu paree kii saaf ko bu ñu paree après ñëwaat wan leen incha allah ñun nuñ koy daal di assembler bu boobaa assembler rek mooy ñëw des incha allah. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii tey ñu indiloon leen tey jii li ñuy wax fataaya ñu def ko rek bu simple nii donc ma defal leen fataaya complet bi nga xam ne dama def ci biir kii nuñ koy waxeeti pomme de terre voilà frite moo si am généralement mais aw ma woon frite donc gaufrette yi laa am ma def ko si bu la neexee nga daal di def mayonnaise si biir ak ay ketchup ak aussi moutarde ak kaani lu la neex mais dama ko teg nii à côté pour ki nga xam ne moom moo ko bëgg rek mun na ko defaral boppam ñu defoon si aussi bi nga xam ne dañ ko tressé ngeen gis ko mu yomb ba bëgg a dee donc tey jii nag émission bi ñu ngi koy jox toujours rek ñu ngi koy jox waa Touba ñi nga xamante ni ñoo ñuy safoo saa su ne ak képp ki nga nekk ki nga xam ne rek mi ngi biir Sénégal ñu ngi la koy jox di ko jox sama grande dame yi nga xam ne ñoo nekk chez Bilo di ko jox aussi soxna Rokhaya bi nekk Seattle Washington di ko jox aussi Adama Diallo Dia voilà Adama Diallo Dia di ko jox aussi Fama Diawo ci France di ko jox Mariama Ba di ko jox aussi Diana Diop mi nga xam ne mi ngi France aussi di ko jox Njumali di ko jox Magu Ndiaye ak Alimatu Fall Ndiaye tey jii nag ñooñ la ñu jox affaire yi nag donc xam naa ni daal bu ngeen ko essayé ngeen wax ñu yéen tamit ngeen wan ñu seen version dinañuy sawar di ko gis lool di wax bu leen fàttee di partager vidéo yi mais aussi ki nga xam ne mi ngi seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te boo abonné appuyer si cloche bi voilà si cloche bi comme ça mu lay notifier à chaque fois ñu dugal lu lenn rek donc di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamualeykum di leen jaajëfal aussi si gunge bi ngeen ñu doon gunge comme ni ngeen ko tàmm di defee saa su ne di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah